mbokki Sénégal mbokki amateuru lamb yi bu lamb ji saajee nag kenn du laajte ana kan mooy njëkk a yëngal ndax képp kuy amateur xam nga ne Jax Wrestling Production le promoteur de l'innovation mooy njëkk a yëngal lépp ngir bégal amateur yi def ko na mu ko daan defee ma ne ko Jax mbaa yaa ngi waaj mu ne ma yàgg na le 3 octobre maa ngi jëm ca stade Iba Mar Diop ci gala de lutte simple bu rëy ci événement lamb bu mag ci dio de soog bu mag diggante Mbaye ak Loob ak moom moo ngom rax ca dolli nag yëkkati 3 millions de francs CFA daal di koy tegal mbëri ma ne dana mel ni toq su bënn saañ mbëri mu ne ngir yombal ko nag entrée unique loge ba 5000 francs la tribune 3000 francs mu rax ca dolli nag ne foo mën di nekk ci àdduna bi les gala di nga ko mën a seetaan ndax Jax Wrestling Production dafa collaborer ak ñi nga xamante ne ni ñooy Buzz Pro nga xam ne jouru lamb ja 5 heures de temps de direct ngeen di am li ko dalee 17 heures ba 22 heures fu ngeen mën di nekk ci àdduna bi rek mën a seetaan bi le lamb ci seen affiche.com ma ne mbokk yi le promoteur de la nouvelle génération innovéti na lamb suñu cosaan dañ leen koy andil ba ci seeni salon et ñoo ngi nuyu bu baax coach Diabo te et puis tamit li mu wax li am solo la Pape Sarr yaakaar naa ni aussi mu ñuy dégg mais Pape Sarr comme yàlla def na nag ay xale ngeen nekkal ñii mën nañoo nekk seen i doom wala seen rak pour l'instant je pense que ni waxi plainte moom mën nga koo bàyyi te xam ni fii lu fi sotti rek dañ ko waxtaane te yaakaar naa ni xale yi dañ waxtaan ak ñoom ba nga xam ni dañ delloo si waat seen xel su ko defee lépp ñu teg ko ci yoon su ko defee yoon bañ cee am parce que bokk ci daal. ana Balla kañ lay ñëw. Je vais te dire on va dire une point d'interrogation pour l'instant parce que ak li fi jot a xew d'abord dañ lay jaale Double Less parce que Double Less képp koo xamante ni ne nitu làmb nga rek dañ la koy jaale te nag comme yàlla def na wax dëgg yàlla metti na trop donc fi mu toll nii on met une point d'interrogation mais dans pas longtemps inchallah jamaat rek di ngeen ci am lu leer nañ ñu quoi comme on dit mais li ko dal ah 2 mois 10 jours moo ci des. lu ci mënti xew rek inchallah dans pas longtemps inchallah rek di ngeen am nouvelle lu Balla Gaye ak programme bi fu mu tolloog naka la ñu war a mën a doxalee du dëgg. ndax mënuñoo xaaraat ak dàq ci combat bi. ah ginnaaw Balla Gaye bu mu toogee ma ne ndax ak dàq mënul amaat ci combat bi ñu dàqaat combat bi ginnaaw bu mu toogee mën nañ ay fan yu bari entraîné wul parce que li maanaam li dal ci kawam mënu ko booleeg di entraîné. est-ce que mënuñu xaaraat na combat bi dàq dina ci am wala yéen am ngeen yaakaar ne mën ngeen koo liggéey ci 2 mois ba mu pare ba mu mel ni mu mel. xam nga tey lu mu ci mënti doon il faut se dire que ni tey peut-être que ni bu ñu nee Balla Gaye peut-être que ni entraîné wul mooy peut-être que ni bi papam di gaañu ci week-end boobu xam nga loolu ça va faire une semaine c'est tout à fait normal c'est aussi compréhensif mu toog entraîné wul c'est normal parce que dafa appétit du dëgg mais lu mu ci mënti doon rek. lu mu ci mënti doon rek dafa am temps boo xamante ni tey pour te dire que ni mi ngi ci li mu nekk nii nag pour l'instant bugguma ci sax wax di ci xóotal parce que ci li ñu nekk la en fait en quelque sorte tu vois comme ci li mu nekk nii ñu bàyyi mu sedd tuuti ba ñu génn ci loolu et à partir de là-bas nag ñu mën a songaat suñu programme bi nga xamante ni moo jëm ci liñ jëm quoi en fait. non man li ma bëgg a xam kay Toumane mooy ci 2 mois ndax mën na ci maanaam lu ngeen soxla. lu ngeen soxla pour mu jàmmaat ak Bombardier ci 2 mois ndax man. mais il faut pas oublier que ni Balla Gaye bu dul dara il était déjà prêt xam nga koo xamante ni pare woon nga ba pare ba dara desul rek ñu ne wàccaa yu dem bëree ñu annuler combat bi xam nga ni déjà loolu pour wax la ni soxlaatul yi chantier yu mag yooyu wala ay yenn entraînement yooyu parce que dans sa tête il était déjà prêt mais par contre li am ni choc la après il faut lui laisser le temps un peu quand même parce que on est nit la ñu rek du ñu leen lu ñu nit mu digérer choc bi ba pare et à partir de là on peut passer à autre chose. Toumane. waaw loolu waaw Lamine mooy li nga wax rek man je pense man ak yow ñoo bokk xalaat. waaw parce que ku ne xam na ni ñàkk waajur dafa metti tey même fekkoon ne Balla tey pare woon naa 200%. li ko dal du lu ndaw xam nga vraiment ñu koy masu bu baax a baax. donc mooy li nga expliqué tey mooy interrogation yi est-ce que bu fekkee ne tëndir nañ date combat bi dina pare xam nga. parce que Balla mi nga nangu jaxal ba tey boo xoolee ba fi mu toll nii saa bu ma xëyee su ma duggee Lutte TV wala ci yeneen site yi naa gis ne am na ku doon jaale si Balla tey donc ça veut dire que Balla ba tey fi mu toog nit ñaa ngi ñëw di ko jaale macha allah loolu nag tolluwaayam la. aussi beneen bi mooy li nga wax est-ce que toxal du ci am nañu yónni yàgg rek xool xëy na peut-être. dans pas longtemps rek lépp lu ci mën a am rek inchallah voilà dina leer nañ mais dis-toi que ni rek. léppay leer kàtt gi day leer nañ incha allah bu ci yàlla andee kooku moom amul sax ñaari salaamaaleykum waaw
mais amoo yaakaar ni daal décembre du ci am yoon combat bi. yaakaaruma ko de. premier janvier parce que premier janvier ba léegi kenn jëlagu ko. ba léegi kenn jëlagu ko. waaw. waaw ba léegi rek xam nga loolu man mënuma la ci wax dara parce que du man maay promoteur du maay organiser ni quoi que ce soit tu vois donc pour l'instant c'est encore prématuré de parler de ça waaw c'est encore prématuré on verra juste nag avec le temps un peu fii ak la semaine prochaine rek pour te dire que ni rek lu bëri nag dina leer incha allah ci doxalin bi et puis dañ xam Balla kañ lay ñëw parce que ce que les gens xamul mooy que ni Balla il devait arriver le 7 à Paris. dëgg la ndeysaan. xam nga ko war a arriver le 7 sa papa gaañu le 6. xam nga yàlla noppi na bu yàgg. yàlla cëral na la aussi. waaw yàlla cëral na la d'abord imaginer la que ni rek la semaine d'avant sax mu waroon ñëw bon xawoon fatigué sonn tuuti était un peu malade mais dellu si waat këram ñu jàpp date mu war a ñëw le 7. imagine ku ñu war a ñëw le 7 nag sa papa gaañu le 6 pour wax la ne nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam yàlla noppi na bu yàgg donc moo tax li ñu mën a dañuy naan rek on laisse le temps un peu ñu génn semaine bi et à partir de là-bas nag ñu soog a mën a programmer waat nag suñuy activité et comment ça va se passer et un nouveau programme. mais du ngeen ko forcer daal ci 2 mois man kay loolu mooy sama problème te mooy sama question mais dag may teg xel ma ne ci 2 mois du ngeen ko forcer yéen ko lu mu attanul. non loolu mënul nekk xam nga lu tax mënul nekk ki ngay yéen li nga attanul mooy ku parewul en fait waaw kooku ngay forcer wala di ko teg leen mais koo xam ne tey il était déjà prêt sincèrement mënoo neen da nga koy yéen lu mu àttewul non. kon même su ñëw yow wóolu nga Balla Gaye ak mais kenn waxatu ko mais yow loolu kenn waxatu ko loolu kuy wax ju falenku laay la ba pare rek loolu et man je le sais yow tu le sais tout le monde le sait donc Balla Gaye budul dara sax xëy bu ñu ko newoon nii fëgg ne ko suba gannaaw suba il est prêt mën na xëy suba dem arène nationale def li muy def ñibbi si waat. mooy oui. mais loolu non yaa ma gën a xam nga tamit ah. non entraîneur bu mel ni Aliou Ndiaye entraîneur bu baax la tubaab. non lu leer la Lamine. waaw attends il faut dire les choses. waaw su ma ne kenn weer baa ngi nii te gisuma ko attention. mais da ngay ñeme loo da ngay. xam nga ñeme bi mooy lan. yow xam nga ñeme bi mooy lan. fii boo fi nekkee li ngay daj leer nañu sa morom du ko daj. loolu lu ñu mën a garanti la. du dëgg. boo fi jógee moom dalay xam nga li gën a jafe ci doomu aadama mooy xam nga lan góor bu yëg boppam. góor bu yëg boppam est-ce que am na lu ko tëj ci àdduna rien du tout bu ñu doxee ci loolu ba pare mën nañu am yàqin wax la ne lii mooy am parce que lii moo fi nekk àdduna nag da ngay liggéey pour fay kuy liggéey bu ngay yaakaar ni bu weer bi deewee da ngay liggéey pour bu weer bi deewee nga tàllal sa xol ñu fay la ana kat mooy liggéeyal bu weer bi deewee nga tàllal sa xol pour ñu fay la amul fenn y a que le travail qui paye y a que le travail qui compte le plus important ci lépp lu mënti doon nit liggéey looy def rek ànd ceeg fulla ak fayda ak sérieux bi lay may li nga xamante ni tey moom nga bëgg moom ngay dem jëli loolu képp kuy sportif de nature war na mën a xam avant tout c'est le travail balaa ngay wax da ngay liggéey ba pare boo liggéeyee ba pare nag laa bu la neexee nga taxaw nga wax du dëgg ñun nag loolu dañuy liggéey ba pare wax ne la liggéey nañu lii attends-toi de voir ça te kenn du ko dindi nag Coach Diamo maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar mon général. mbokki Sénégal mbokki amateuru lamb yi bu lamb ji saajee nag kenn du laajte ana kan moo njëkk a yëngal ndax képp kuy amateur xam nga ne Jax Wrestling Production le promoteur de l'innovation mooy njëkk a yëngal lépp ngir bégal amateur yi def ko na mu ko daan defee ma ne ko Jax mbaa yaa ngi waaj mu ne ma yàgg na le 3 octobre maa ngi jëm ca stade Iba Mar Diop ci gala de lutte simple bu rëy ci événement lamb bu mag ci dio de soog bu mag diggante Mbaye ak Lobang moom moo ngom rax ca dolli nag yëkkati 3 millions de francs CFA daal di koy tegal mbëri ma ne dana mel ni toq su bënn saañ mbëri mu ne ngir yombal ko nag entrée unique loge ba 5000 francs la tribune 3000 francs mu rax ca dolli nag ne foo mën di nekk ci àdduna bi lee galaa di nga ko mën a seetaan ndax Jax Wrestling Production dafa collaborer ak ñi nga xamante ne ni ñooy Buzz Pro nga xam ne jouru lamb ja 5 heures de temps de direct ngeen di am li ko dalee 17 heures ba 22 heures fu ngeen mën di nekk ci àdduna bi rek mën a seetaan bi le lamb ci seen affiche.com ma ne mbokk yi le promoteur de la nouvelle génération innové na lamb suñu cosaan dañ leen koy andil ba ci seeni salon